الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم mbokk yi di seetaan Amani TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi am mbégte tey di gàttandu Serigne Mor Talla Ndiéguène moom setu Serigne Ahmadou Baro Ndiéguène ñu ngi bég ci déglu ko tey ci émission les visages de l'islam moo xam ne mu dafa am yitte ci wonewu jikko suñu mag ñi wone jikko ndax ñu mun ci sukkandiko pour defaraat suñu jikko yi ñu su ma waxee suñu mag ñi nag ku ñuy jiital mooy yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikko yi yonent bi naka lan la ñu mën a wax ci tolluwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay fànn yu bëri mais fànn bu gën a important bu ñu gis mooy mu doon dundee ak askan wi ndaxte moom yonent la woon ñi di am waxyu alquran di wax ak Jibril di def ay xare ci biir Arabie Saoudite waaye en même temps mu nekk aussi nit koo xam ne dafa doon dund ci Makka ci nit ñi di jëflante ak nit ñi donc question bu njëkk bi moo doon naka la doon dund ak nit ñi ci biir Makka balaa muy nekk yonent ak bi mu nekkee yonent yëpp lan nga ci mën a wax. alhamdulilah Seydi Kane albarka jërëjëf ñu ngi kontaan yaa ngi laaj waaju baax waaju yiw waaju xamante ni ragal naa ni suñ ko gënee découvrir monde bi dina gën a saf suukar dina gën a neex. nit ñi dinañ gën a am jàmm. waaw dinañ gën a mën a pratiquer seen diine dinañ mën a dëkk ak ñëpp même ñi ñu bokkul diine ñu parce que yonent bi moom mooy source équilibre àdduna ak àllaaxira yëpp comme ni nga ko junjee nag sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay dimension yu yaatoo yaatu yoo xamante ni dundam amul limite am na bis maa ngi koy wax mbokk yi kenn ci sunu soppe yi moo ñëwoon di ma laaj naan ma kuy yonent bi ma ne ko yonent bi mooy ki nga xamante ni dundam amul sens interdit tout chez lui on peut parler de tout chez lui même ni mu daan jëflanteeki soxnaam te day rafet day baax te yooyu koo ko wax ci benn sëriñ fii dootoo ko defati. waaw loolu mooy wane ni moom dimension kenn mënu koo natt li mu séq ak yàlla tamit loolu tamit kenn mënu caa dugg yeneen yonent yi tamit yu garaaw la séq ak ñoom donc dimension yu yaatoo yaatu waaye toujours man damay préférer ñu bañ a aérien waaye di wàcc ci niveau boo xamante ni surtout sunu xale yi dinañ ko gën a mën a bëgg dinañ mën a xam ni yonent bi c'est pas du extraterrestre waaye benn waay la joo xamante ni dafa am papa bu ñuy wax Abdoulaye am yaay ju ñuy wax Amina dund mais yàlla def ci moom ay cër ay may yoo xamante ni moo taxoon mu nekk un être exceptionnel junj nga ko moom ci boppam moo ko wax ci alxuraan innama ana basharum mithlukum heureusement mu ne na ngeen xam ni man nit laa comme yéen je suis un humain comme vous waaye yuuxa ilayya ma différence avec vous c'est que je reçois la révélation wax yu day dikk ci man kon ñaari dimension yooyu la mooy dimension bi nga xamante ni mooy digganteem ak boromam mooy wax yu bi ak dimension bi nga xamante ni relation verticale la ak mbindeef yàlla yi nga xamante ni nit ñi ñoom lay jëflanteel te junj nga ko avant sax muy nekkub yonent màkk ci boppam ña baax ñaak ña dëng ak ña bon ñëpp ñoo ko tudde woon Muhammad al Amin le digne de confiance parce que moo baax ci seen i jigéen moo baax ci xale yi moo baax ci mag ñi moo baax ci ndaw ñi yonent bi demoon na ba nekk une sorte de banque populaire boo xamante ni ku am looy denc bañ mu réer muy or muy jama muy xaalis muy alal muy ay këyit lépp lu bëgg mu bañ a sànku da nga koy teg ci loxo Rasulaay ci hijra bi soo leen fàttalikoo avant muy dem Seydina Ali demul woon ci hijra bi mooy hégire bi mooy bi muy dem di def émigration vers Médine Seydina Ali demul parce que daf ko wax ne ko waa Màkka dañ maa dénk ay alal yoo xamante ni il faut nga toog garder ko bu subaa ku ñëw nga jox ko li ma dénkoon kon te li ma lay wax ni boobu nekkagul yonent Màkka yëpp wóolu ko doyloo ko am na yu bëri yu mu fa def lu mel ni xajarul aswad bi Màkka naree xeexaat encore pour kan mooy teg xeer wi mu jël kaalam gu tedd gi teg ko woo tribu yëpp tribu ci nekk jàpp ci pan wu kaala gi mun leen yëkkateendoo leen ñu yëkkateendoo mu daal di jël daal di ñëw teg ko ñu jàpp ñoom ñëpp mun leen kan moo ko teg ñëpp daal ne ñun ñëpp ñoo ko tegandoo donc waa ji doyoon waar la joo xamante ni il savait régler les problèmes avec une maestria boo nga xamante ni nit ñi mënuñ ko woon comprendre loolu ci la nekk ba
Sayyidatuna Khadija gis ay vertu ak ay valeurs yu doy waar ci moom mu def yitte ba ñu may ko te loolu boobu nekk gu loon yonent bi mu demee ba nekk yonent nag mbir yi gën a takkarnaase daa mel ni sax foofu la problème yi commencé pourquoi parce que la fa nekkoon ci tooñ ci fitna ci gaañ ci toroxalaate duma ku mën sa morom duma la loi du plus fort nekk foofu la loi de la jungle moom dafa ñëw daal ne déedéet inna akramakum indallahi atqaakum gis nga ñi daan wax ne suñu papa fi gën ak suñu yaay fi gën ak suñu maama fi gën ñun ñoo ëpp alal ak ñoo ëpp ay doom ak yooyu mën leen déedéet loolu te nga nekkatu fi ñu ne ko lu fi nekk mu ne ki gën a ragal yàlla ci yéen moom mooy ki gën ci yéen loolu mooy problème foofu la problème bi tàmbalee parce que ñoom it tàmmoon nañ po ak caaxaan ak bakken goo xamante ni yonent bi dafa ñëw bëgg leen cee génne donc waa jàngook mooy ni ma koy waxee mooy mooy ki gën ci baay mooy ki gën ci yaay mooy ki gën ci ay soxnaam mooy ki gën ci ay mbokkam mooy chef militaire bi gën a xereñ gën a xam troupe yi nan leen di gérer mooy imam bi dàq jiite sallallahu alayhi wa sallam mooy chef homme politique bi dàq gérer état mooy diplomate bi dàq jokkalante ak yeneen état yi kon lépp dafa dajaloo ci moom ndax moom mooy al kanz al azam c'est le trésor suprême bi nga xamante ni li yàlla am yëpp daf koo jël def ko ci mbànd moomu turam mooy Seydina Muhammad loolu moo tax sànq ju ñu nañ ko ci biir waxtaan wi ne moom mooy yërmande yàlla waaye Cheikh na Ahmad Tidiane moo ñu mujj feeñalal sax ne moom ndekete mooy source yërmande yàlla moo ngi gongee ko moo ngi ballee moo ngi génnee moo ngi sottee ko ci jëmm ji ñuy wax Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kooku mooy waaju mag jooju borom jikko yu tedd yooyu nga xamante ni monde bi war nañ ko gëstu ji dem ci école am jàngee fa dem ci hôpital am fajoo ca dem ci université am jëlee fa ay cours ngir àdduna bi gën a baax kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki gën ci mbindeef mooy yërmande yàlla ci mbindeef yi mooy suñu sens ñoom mooy sens àdduna bi yëpp wér na ma fàttali ne yonent bi dañ ci yonent ci àdduna bi yëpp ci alam yi yëpp ci nit ñi ñëpp wa maa arsalnaaka illaa kaafatan naas boo buggee xam yonent bi te lott ko am nga suñu mag ñi dëgg nañu ci tànkam wér na donc suñu mag ñi boo gisee seen dimension rek di nga xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa ngay xam loolu di nga xam kan mooy seen sëriñ suñu mag ñi seen sëriñ mooy Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bi amin muy koo xam ne roy na yonent bi baax a baax ci bépp jikko ak ci bépp anam ba mu am ay kàngam ñu nekk ay taalibeem ñu mel ni maam Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bi amin donc suñu jëlee dimension boobu duñu xam ne xëy na ku lot xam yonent bi directement xëy na boo jaaree ci ñooñu xëy na di nga xam yonent bi waaw léegi lan nga mën a def relation diggante Cheikhuna Tidiane ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw xam nga toujours damay wax ne docteur bu mën a faj ci nombre de malades yi mu faj lañ koy xamee bu dee chirurgien bu aay la nombre de opération yu mu réussir la école tamit dina professeur bi wala école bi baax na mooy nombre de ña fa génnee ressortissants yi ña fa génnee am seen i diplôme ba noppi ñu jël leen ci la ñuy xamee réew mu nekk école bu nekk doole jëm am mais école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa produire des grands hommes de l'histoire ku mel ni Seydina Abou Bakrin Seydina Omar ibn Khattab Seydina Ousmane ibn Affan Seydina Ali ibn Abi Talibin produire des grandes femmes de l'histoire ñoom Fatimatu bintu Asadin ñoom Fatimata bintu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoom Asma'u bintu Abi Bakrin ak ñeneen produire ay jeunes ñoom Abdullahi ibnu Omar Abdullahi ibnu Abu Bakrin Abdullahi ibnu Abbas produire ay yeneen génération ñoom Omar ibnu Abdul Aziz ba ci imaamu Malik Abu Hanifata Ahmad ibnu Hanbal imam Muhammad ibnu Idris Shafii produire ay awliyaaw école boobu dafay école bu doy waar boo xamante ni mooy li may wax gars yi dama ne maître bu nekk say disciple ñoom ñoo lay définir loolu moo tax li nga wax am solo lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg du jar sax ñu koy songi ji di ko li jéem a lijjanti nañu xool ñi génne ci école am dama ne saxaaba yi nit daan na jógee ci beneen réew di wër si yonent bi di ko seet si day gis kenn ci saxaaba yi commencé naan ko yaa rasulallah pourquoi parce que daf ko nuyu rek jëflanteeg moom rek la mu déggoon ci yonent bi mu gis lépp nekk ci ñoom ay photocopie yonent bi lañu yonent bi dafa yëbb ci ñoom dafa déteindre ci ñoom da leen a transformé
ba ñoom ñëpp ñuy ay manifestation Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais aussi loolu limité wul ci seen jamono kese dafa dox di dox ba ci 18e siècle mooy siècle Mawlana Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu nga xamante ni surtout yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa am ñett yu mu donn ci moom dafa donn leeram donn secretam waaye donn xam-xamam. bon kon bu tubaab bi ñuy wax siècle des lumières. waaw xamuñ sax lu ñuy wax. wax naa ko bis man leen ñoom li tax ñu tuddee ko siècle des lumières. xamuñu ko 18e siècle du siècle des lumières ci ñoom ndax keroog la ñu gën a lëndëm ndax lumière dëgg mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah siècle des lumières duñ ko junjee ci xaqiqa mooy at siècle bi Mawlana Cheikh Ahmed Tijani juddu ñëw ci jamono nga xamante ni ci la wilaya dajjeekoo ci la maarifa dajjeekoo ci la lépp li nga xamante ni ay xale la ñu woon ñu nekk nañ adulte la ñu doon nëbb ci di ko jokkalante ci pet Cheikh daf ko war a jël nag daal koy moom lay tuddee la démocratisation de la spiritualité de la gustation spirituelle moom moo ko def moom moo indi li ñuy wax salaatul fatih gars yi daan ko joxalante ci pet moom mu daal di ñëw daal di ne aca bismillah yonent bi ne ko joxal ñëpp ñu barkeelu defaru ku mos naan daal di defaru kon Cheikh na Ahmed Tijani doon na sirru yonent bi doon na leeru yonent bi waaye doon na xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi di dereetam léegi nag loolu yonent bi doon def ci jaam yi mooy di leen defar di leen tarbiya di ubbi seen xol yi di ci def mbootu laa ilaha illallah moom it Cheikh loolu la doon loolu moo tax àdduna bi yëpp fàq wuyu ji ko tey jii doo xoolee àdduna lu ëpp 200 millions ci ay nit ñëpp taalibi Cheikh Tidiane lañu pourquoi parce que loolu ñu daan wër ci maamam moom moo nekk ci moom mooy jël nit ki defal ko opération laser àgg ci xolam xotti ko àgg ci ruuxam daal di dugal puisu laa ilaha illallah activé ko daal di koy connecté pays yàlla bi loolu Cheikh na Ahmed Tidiane moo ko mën te moo ngi koy def à travers la salate fatiha avec ses 5 dimensions Muhammad Fatihi Khatimi Nasiri Alhaadi nga xamante ni juróomi yooyu soo ko sikkar ko ba mu jaxasoog sa deret jaxasoog sa ruuxu li muy njëkk a def moom mooy yar say 5 sens mooy sa làmmiñ ak sa gis ak sa laal ak sa dégg ak sa mos yooyu yëpp da koy yar ba dootul mën a def lu yàlla bëggul mu jël la branché la ci juróomi pays yàlla yi mooy haahuut ak laahuut ak malakut ak jabarut ak naasut gii daal di lay jël branché la ci xadara juróomi yonent yi ëpp doole muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydina Ibrahima Seydina Nuh Seydina Isa ak Seydina Moussa alayhi salaam daal di lay jël nag dugal la ci biir charia nga nekk jullit piir di jëfandikoo charia bu wér ndax da lay branché ci juróomi ponk l'islam yi julli woor seede baatu seede yi dem Makka ak génne azaka da la ciy branché mën naa la ko toppal ci juróom loolu moo tax tarbiya Cheikh Tidiane di une tarbiya universelle comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam son éducation spirituelle et sa religion est une religion universelle tey jii soo demee Indonésie baa nga dem Malaisie soo demee ci réew yooyu ci ngay comprendre que lan mooy dimension Mawlana Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu parce que par des dizaines de milliers ñoo ngi dugg ci tarixa bi parce que ku dugg rek mos afwaajan démb afzazan la woon tey jii nag afwaajan la ñoom ñëpp ñoo ngi ñëw di jéem a naan di jéem a mos la yonent bi yoroon sallallahu alayhi wasallam te loolu nag du fi jógee àdduna tukki dañ koy donnante ba tey jii am na ñu ko yor di ko joxe yal nañu ci yàlla boole ñun ñëpp te macha allah loolu day wéral sa cër ndax boo seetee alal bu ñuy def ci garab waaw nga xam ne luñ du fi Cheikh Tidiane indi mooy dundal xol wér na dafa sulli lu nekk ci alquran rek maa la ko wax démocratiser ko moo ngokk mooy sikkar waaw nga sikkar ndaxte sikkar mooy dundal xol wallahi nee na al alaq al mudgha nu mu ko waxee mooy boo sikkaree boo cër boobu nekk ci sa morso yàpp boobu bu nekk ci sa yaram bu setee bu wéree rek yaram bi yëpp ay wér waaw te cër boobu te morso yàpp boobu mooy xol te xol lu koy dundal mooy sikkar te kan moo daq sikkar ci àdduna bi taalibe Cheikh Tidiane alhamdulilah waaw ma ngoog xam nga Cheikh Tidiane dooleem ak martabaam xam nga lan la du rek wilaayam moom wilaayam doon na sëkk ndax mooy xaatimul awliya c'est le sceau des saints comme yonent bi nekkee le sceau des prophètes waaye martabaam dëgg mooy sa capacité de transmettre sa spiritualité sa wilaya aux autres sa mahabba surtout sa mahabba du prophète aux autres Cheikh ni mu lay jëlee fekk la nga jàppee yonent bi benn waay rek
benn bédouin bu nekkoon fee wala benn arabe wala benn waay bu ñu gës bu dund 63 ans ñu gas ko suul ko Cheikh ni mu lay fekkee foofu dekkal la ci biir yonent bi ba nga xam ne yonent bi mustafaatu loolu mooy dooleem mooy ni muy jëlee taalibeem yëpp sol ci seen xol mahabbatu rasulillah te sànq juñu ko en français wallahi liggéey bi yëpp mooy fexe nit ki bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax soo bëggee sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais sa iman day yokk sa iman du yokkoo sa jaamu yàlla yokk sa jaamu yàlla su yokkoo nga jege yàlla soo jegee yàlla jege yërmande yàlla te doo jegee yërmande yàlla jege nga rasulullah ndax mooy aynu rahmati ar-rabbaniya moom mooy source mooy jëmmi yërmande yàlla subhanahu wa taala donc loolu mooy force tariqa bi nit ñëpp ñoo ngi laaj waaw Cheikh Tidiane mi juddoon 1737 wala 1735 wala 1150 waaw te ñëwul Afrique ñëwul Amérique ñëwul fan ak fan mais comment il a pu conquérir ce monde-là jusqu'à avoir près de 300 millions de disciples dans le monde man leen loolu du jëmm c'est pas un déplacement humain c'est pas physique mais c'est spirituel leer la an-nuurul laami' wa nuurika laami' alladhi mala'ta bihi kawnaka kooku mooy Cheikh Tidiane leeram googu salaatu faatiha googu moom la démocratiser damay wax ni gars yi li mu wuuteeg yeneen awliya yi mooy wali yu bëri dañ leen a jox seen këllu gerte ñoom ñu jël yëy ba suur jox seeni doom ñu yëy ña leen nangul ñu jox leen ñu yëy ba suur alhamdulillah waaw noonu lañ def wala yu bëri noonu lañ def Cheikh Tidiane nag dañ ko jox këllu gerteem xam nga nu mu def daf koo tibb sëq nii di sànni ci àdduna bi di sànni léegi nag gerte yooyu moo sax moo tax fii kulli qutrin min al aqtaari shuhratuhu ammat masayaahu bal daarat zawaaya moom ci boppam waxoon neen al midfax sa yarmi min baidin maa ngi fii ci Fass di ma doxal li may doxal waaye balay yàgg tuuti fépp fu islam nekk rek tarixa bi dina fa nekk pourquoi parce que moom ay kembi gerteem doomi gerteem lekk ko jox ko ay doomam daf ko jël démocratiser ko ba képp ku ñëw gis gerte gi gerte ga nekk ca Fass moo nekk fii moo nekk ca Malaisie moo nekk ca Indonésie ñun ñëpp ñoo bokk ñun dañuy wasifa ca Paris gee ay congolais ay maliens ay guinéens ay sénégalais ay banyamulenge ay arabe ay marocain ñun ñëpp ñooy bokk li ñuy waxandoo benn la mooy astaghfir ñetti comprimé waaw istighfar salaatu ala nabi la ilaha illallah alhamdulillah moom la tojee àdduna nit ñi nag dañoo yaakaar ne lu nekk la du ay pexe du coow du dara moom daal gaa yaa ngay faj fee waaye Pfizer waaye moom it moo ngi yor fee ay comprimé yoo xamante ni comme ko jox nga naan ko sa yaram sa biir sa ruux wér sa xol wér nga jokkook yàlla jokkook rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ bi Seydi Kane albarka ñu ngi lay jaajëfal bu baax alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla tooyal suñu xol yi amin yàlla may ñu nekk ñoo xam ne dañu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ñu may ñu aussi ñu nekk ñu bëgg mag ñi amin c'est important amin yàlla yaatal diine l'islam amin ya rabbi yàlla yaatal tariqa tijaan amin ya rabbi yàlla yaatal mahabbatullah donc ñu ngi jaajëfal mboolem téléspectateur Amani TV di aussi remercier équipe technique bi jërë ngeen jëf alhamdulilah jërë ngeen jëf alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh